ko Sayo, dumadem sa mbagay siyo Wala mong napayin Dam na love, beto Lolo mo walay mong dumatiko Sayo, dumadem sa mbagay siyo Wala na napayin bés yaa ngi dem baby gisuma la fenn ndax nga may waxantu ci mbedd am la sama wet àdduna lay gedd 1 milliard sama loxo duma la ko weccoo sans lettre la xotti daf dama xeeb kàddu yum la yéene mën na toj boppu Molière di xaar sa tontu baby mel ni bésu baax bàyyil xel tamit dama amee cardiaque question de vie ou mort laa lay tegal nii budul yow docteur mënul faj lii kañ nga may tontu girl minute wala heure yàkkamti naa fu ñuy dund suñu love du foo ci man li may waxtu fen xol bi yaa ko cuuraay tey kàddu yu muy xeeñ ma bamtu waat jaral nga ma xeex conquérir sa xol mu jeex dundu ba dee GMS FM, la voix du Sud. Yeah. Blues, Lou Def. Got my man, I'm the best. Yeah. Déglul. So check. Hey, come. I'm too dope for the niggas duñu mës a yem. Right. Tax sa xol di bëgg Blues nga ma nitu neem. Yes, sir. Master light on ci mic dama yàgg. Écoute ça. Alors, bienvenue à tout le monde. Il est exactement 20h passées de 16 minutes dans le studio de la 89.3 en compagnie de votre vitamine musicale. En compagnie de l'homme qui est généralement le généraliste de la génération généreuse géniale. Bienvenue à tout un chacun si vous êtes scotché connecté de Goulumbo à Djogé. Non, salam alaikum à vous. Nous les dichiar. Gannaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonentam. Ñu ngi siyaare bu baax a baax tous nos auditeurs qui nous kiffent actuellement. Vous êtes dans l'émission la plus plébiscitée, l'émission qui réunit toi-même tu sais, l'émission qui conscientise. Vous êtes dans le Real Bégué en compagnie de Guéné Bab DJ. It's all about for you, it's all about for me, it's all about for everybody. Aïcha yéen a ngi ci l'émission toi-même tu sais, l'émission qui réunit, l'émission qui conscientise, l'émission bi nga xamante ne moom la gars yi gën a sopp bëgg ko. Aïcha fii lay amee ci 89.3 GMS FM en compagnie de votre vitamine musicale, en compagnie de l'homme qui est généralement le généraliste de la génération généreuse géniale. En tout cas, mais salam alaikum, salam jàmmakum à tout un chacun ci wak ba ci fuus ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax. Aïcha bu ngeen nekkee di nu bàyyi xel ci la 89.3 ñu leen di bëggee bu baax a baax rawatina ñi nga xamante ne nous écoute via notre page Facebook groupe Média du Sud l'officiel. ñu ngi bëggee waa diaspora bi di leen siyaare di leen ñaanal jàmm mi. L'homme s'appelle Flou, la mixtape Back to the Roots, delluwaat ca racine ya, delluwaat fa kër maam, delluwaat ca li nu moom, toi-même tu sais. Alors cette mixtape qui vient encore pour alourdir toi-même tu sais le travail du hip-hop galsen. Flouz Loudé que nous disons bon vent, yal na ci gagner ay prix parce que dafa nice dafa carré naa mi yéen ñuy safoo ndamoo la 89.3 ñu ngi leen di siyaar 88 628 70 80 88 628 70 80. Alors aujourd'hui on a un invité qui nous vient de Tandouk, Kounine Bluff, real nigga from the Nyai, represent Kounine Bluff, Foutika Foutongue Now Me. Alors dans quelques instants, alors ils sont déjà dans le studio, l'homme s'appelle Kadavi from Tandouk. Alors il y a aussi mon père qui est venu nous rendre visite, Père Paco l'international, toi-même tu sais. Père, bonsoir. jaajëf waay ziar nañ leen GMS. noonu la demee ça fait plaisir en tout cas ñu gis le GMS ñëw visiter local bi. mais suñu droit la. noonu la demee suñu yëf la. right xam nga rek bu yàlla yombalee yëf. de biir ndeysaan teg ko suñu. wallaahi amul lu ñu puus rek mu dem yal na yàlla yokk. amiin jàmm. amiin vraiment yokk xéwal yi bu baax a baax. incha allah gars yi di ziare aussi. jaajëfatee courage ah. yéen merci beaucoup. jaajëf waay l'international. the best. Alors lui c'est mon père en tout cas Paco Diatta mu ngi koy bëggee bu baax a baax. yaa ngi enjoy flow bu dàkk lem boy cancel blues boo bëggee fàtte yow say flame boy
sa life dafa xaat jógal waar xeex am na ku tàmbalee ci dara tabax gratte-ciel ci fen ngay dund fexe ba lépp neex ñàkk lépp dund si dëgg loolu mooy bànneex sama sound diis kenn du ko peese so amul mind bu yaa mënoo ko encaissé yàgg free def diif kaw beat tara mënuma team I am the king sib na nu mu leere barkeelu freestyle the best sound say yuut la may njëkk move balaa yëngal down yenn ladies di jaayu bëgg siw wane sa yaram ci télé bëgg xaalis tax sa kër di naaw ba may nekk superstar feeñu ma ci TV back to the roots ci sa life góolu ko sa barkeelu freestyle number 7 number 5 lay wax en tout cas ñu ngi koy bëggee bu baax a baax toute la crème hip hop vous qui nous écoutez un peu partout ñu leen di bëggee bu baax a baax a baax alors dans quelques instants on va accueillir notre invité de ce soir l'homme passe par le nom de Kadhafi Kadhafi toi-même tu sais yemuloo kenn ci rap nga bëgg di fuuy you wanna box with me kon dinga lekki ruy yo I don't care boo ma gëmul nigga man tamay def good rap music nigga flow bi dip bi la kill katu bit bi la barkeelu freestyle boy wari real it bi la back to the roots sama mixtape boo bëggee dëgg yes I rap nigga alors mention spéciale à mon ami l'homme s'appelle Simon Sarr Simon maa ngi lay bëggee bu baax a baax 88 628 70 80 c'est le numéro magique vraiment on a Kadhafi en direct en live anine bu nu kaane ça fait plaisir vraiment ça fait plaisir aussi ñu ngi lay bëggee di la delloo bëggee gars yi waaw mais ñu bàyyi la nga bëggee gars yi ñuy déglu actuellement waaw maa ngi siyaar bépp auditeur bu nekk di déglu heure bi rajo groupe Média du Sud GMS right fii si Ziguinchor di siyaar aussi sama waa famille di siyaar Real Legacy di siyaar ku niinaku kete bulu fu buróom right to bring Michel Dawda whatever Empa my man Ruktu DM Killer di siyaar bépp Real nigga bu nekk biir Bignona represent yaa ma gën a xam ñun am na ay mbir yoo xamante ne ñun bu ku ñëw rek dañ la koy defaral quoi bismillah waaw dañ lay jox affaire nii xam nga defaral ñu affaire quoi hein yeah man c'est parti hey yo come on yup come on Kunine bluffer represent a casa di mansa ate kunyi keti kumansa word up come on hey yo Kadhafi on the microphone come on hey yo come on yo disafol bojikane 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 kunene blufa kobo kai oli kobo ke kunene blufa kobo kai oli kobo ke kunene blufa kobo kai Wally Kobuke, kunene blufa Kobuke, Wally Kobuke, yo, microphone check. Mangene, this is the real niggas Kadhafi, Raka Kanga fail, I rhymes with best stacker. Fisi GMS, dama dangerous like a BMS budal si deal. Kadhafi la nigga man, nigga dama wicked. Keep a microphone all day represent. Kunene, keti karamba. Hamga no mudeme ma nigga combat. Si budagar bi, dagger, Kadhafi, ma nigga touch nasa butter. Yo, yangalal sa papa. Real shit underground, my talk boys are upper. This is the Kadhafi nigga, rock a puzzle new top. This is the hardcore underground music. Fuck rap industry, indie rap lucid. Hamga no more teme yo, mbedo musa seda. Kadhafi la, ma nigga rock a malinko seda. I'm a danger nigga, simbedo me. Come from the bros, rock a demal puss, walanga teji cross. Kadhafi la, ma nigga dama draw larus. Hamga no more teme danga talk mbanga rus. Kadhafi la. Mangi pege binch corner fala magejo matinal tak dadi tak choose ramba jazz dox suma nigga sasi jar gale ngaka blende mangi sharbe paneka tora def si zig ciao si suma nigga ay general a DJ Kadhafi la ma nigga si real big hippie hop for real ma nigga ma koy def ma nigga Wally Kobuke nene bluff Kobuke Wally Kobuke nene bluff Kobuke Wally Kobuke nene bluff
bluff a kobo kay wali kobu ke say to bay yere na ray takandero hip hop to bay yere na ray takandero say to bay yere na ray takandero hip hop to bay yere na ray takandero hip hop rap do there never mako chawal every time forever kunine bluff la jego ñu dox dafa yag lol mbedd mo ñu ngemb jox ñu kan microphone ne ñu yox leen xam nga no mo demee damay teewal kaal seen represent Casamance ba ma bëggee gis sa nekk fa nga nangoo jéggi bac def 4-5-0 kilomètres door ma dala maa nigga doo so alors ça c'est les salam alaikum de Kadhafi yaa wu Kadhafi wu rap bi Kadhafi noo def ñu ngi lay siyaar maa ngi delloo siyaar bu bëri mais merci gars si salaamaaleykum. waaw mais salaamaaleykum bi xam nga nii lay demee. yow yaa ma gën a xam mais alors en tout cas ça fait plaisir de t'avoir dans ce studio en tout cas. di la bëggee ci disponibilité bi. ça n'était pas évident tu viens de Tandouk. sori na trop xam nga rek gars teew passage tamit. yëpp mooy loolu ak poussière bi. waaw ba jaww dëri da. dafa si leer problème. mais alhamdulilah. alhamdulilah si jàmm. yéemaan. lépp tamit teewal. émission bi quoi right. gaa yi xam tamit. lan la gaa yi di sacrifice si hip hop. amaana njaboot bi dinañ ko jàppee foo ñeneen ñi jàppee ko dafa con. mais du loolu quoi. right. affaire bi gëm-gëm la quoi. waaw moo tax ñu siy dox saa bu ñu amee fu ñu woo duñ si. non non demain. Alors Kadhafi dans le studio. En tout cas, on va essayer de connaître qui est Kadhafi, là où il vient, là où il a commencé à faire du rap. En tout cas, yo yep dinañ ko xam fi parce que c'est pétri de temps. Kan man bu mu la ko waxee rek war nga ko gëm. Boo dégloo introduction am rek war a xam ni kii moom ay saako la yenn teg ci bopp bi di dox. dox na ci rap bu yàgg du tey. En tout cas. waaw loolu dëgg la baay. Yéman, alors ça fait plaisir. On peut savoir d'où vient le nom de Kadhafi. déedéet ma dëgg gars yi naan Kadhafi ñeneen ñu naan Kadhafi. bon léegi bëgg nañu xam quoi nu mu demee Kadhafi fan la jógee kañ la commencé rap ak lan moo waral Kadhafi bi. ok yooyu yëpp dina neex pour auditeurs yi xam. franchement bon du ma def comme lu MC Ziri def boo waxee ñu la 93 laa commencé rap ñii ne la 98 laa commencé rap ñii ne la lii laa commencé rap. je sais que de toute façon doon na loo xamante ne am naa si ay CD yu bëri depuis bu may doon tout tànk boog. yes. yàgg naa fooy loolu même au niveau sama waa gàlle sax buñ toogee ni man maa nekk man maay maître de cérémonie bi quoi. d'autant plus ce fut bu ma doon jàng école primaire je me rappelle très bien affaire yoo xamante ni mënu ma fàtte quoi. j'avais un groupe bon ay ñoom Ousmane Diop amaana instant yi bu dee mu ngi nga xam li ma koy wax tamit. dañ doon faral di fo à chaque récréation gars yi bu ñu génnee nekk seen affaire. man ak moom on se portait comme étant des artistes ñoo ñooy yëg dañuy tegle table banc yi nii xam nga nekk si mun naa la ne si loolu la dooree. ma dem di si nekk ba tamit ma yëg sama bopp si tamit si lu may def. d'autant plus bon. ñu ko waxee ku yàgg nekk si benn affaire di nga dem ba nduróog affaire boobu. ku yàgg ci teen baag fekk la fa. noonu la fa demee. léegi nag mu dem ba beneen sant tamit comme lu ñu wax rek nit ki boo bëggee benn affaire foo tamit nga siy dox. ngay dox si rap. bi di dox si ay manif di dox si ay affaire yu bëri. xam nga ba mujj bi nag naa ne simple formation bi maanaam fu ma jëlee formation bi si boppam. dëggantaan Californie la quoi. Daaf Gero. dëkkuma fa mais dëkk na tey am ay grand yoo xamante ma lim seen tournée ñoom ñoo mën a toog ñu seede loolu quoi nekk si ay cypher si loo xamante ni si dañuy jàngee rap nekk si ay freestyle nekk si mbedd bi ay battle street dem ba beneen sant ma forcé suma bopp pour bopp étant cas de vie. ok pourquoi cas de vie parce que bon je suis né d'une famille certes une famille boo xamante ni paa bi day teg éducation. franchement mel naa li ma mel peut-être sama destin la mais aussi jaayante naa si loo xamante ni daa reconnu nii la war a mel en plus dem na ba gis que ni lu may def ne voilà cas de vie fa la jógee nag samp sama bopp cas de vie parce que dama abandonné lu bëri pour doon un cas exceptionnel si sa famille parce que jàng naa boot def université at waa gàll yëpp doon xaar peut-être doonoon benn diplomate taxal leen ko salaire mais bon je me suis dit que la personne baax na tamit trop si dund def loo xamante
nekk à l'aise au général seede nga ko xam nga Kadhafi tamit ci game bi nga may mën a fekk ma nekk à l'aise mais boo fekkee si nit boo xamante ne newul cas de vie almaami la là je suis une personne responsable ku gérer famille ku yore njaboot dara dundal ay njaboot xam nga nekk si quoi voilà loolu moo tax ma samp sama tur te sama bopp cas de vie léegi nag pour mbedd bi xam nga rek mbedd bi moom pour mu gaaw dañ la koy abrégel gars yi samp Kadhafi bi whatever Kadhafi tamit c'était un leader bañkat la woon te man sama leaderu bopp la parce que si game bi damay woote loo xamante ni tey artistes yu bëri peut-être mun naa ne même buñ si dee dox dafa am luñ si soxla mooy day fayatal Casamance pour mu bokk si benn affaire nii après whatever alors que man nag dama si jëm man bon comme ni ma gars yi di waxee gars ñu ne je suis un peu trop hardcore dama xaw a métti de trop mais je me dis que daf ko jar parce que man fi ma dëkk ba léegi gisuma fi gratte-ciel fu ma dëkk ba léegi may jóge si poussière bu tar balaa ma yegg si kon ma rap di neexal loo xamante ni portewul suma image quoi dundoo ko parce que dañoo ne rap first time ta parole doit coller à l'image maanaam li ngay rap ak li ngay woote nit ki bu wàccee sa biir koona gis loolu ko je dis que loolu mooy hip hop loolu moo def Kadhafi loolu moo def tamit cas de vie mu am objectif bien déterminé boo xamante ni fight la maanaam sama fight man damay ne je vais chanter la paix en attendant que les balles pleuvent dëgg la noppi na mais jàmm am na ñoo ngi xaar ba léegi signé wala fu ñu wonee télé président ak gars yi àll ba si ñaabasu fi taxawee jàmm je ne le fais pas pour autre personne tey mën naa ne dama koy def pour sama doom dama koy def pour jeunesse bi dama koy def aussi ñoo xamante ne musique engagée moom lañ bëgg quoi parce que musique moom am na ñoo xamante ne engagé bi la ñuy dégg am ñoo xamante ni buy plaisir Yaman. Alors en grosso modo c'est ça cas de vie c'est ça Kadhafi alors un homme de parole un homme vraiment qui nga xamante ne vraiment moom ci jàmm ji lay dox te loolu rek lay ñaanal Casamance alors cas de vie mën nañu xam ce koy tàmbalee à Dalifort parce que dëgg ngay rap souvent damay gis ay nit boo yéegee concert wàcc ñëw ñu ne ma mais waa ji ay rap mel ni waa Fukkin Cook quoi nu mu demee noonu xam nga loolu man affaire boobu dafa jaaxal quoi parce que aussi kone caaro yi kone daaf jëroo boo ko waxee rek xam ni ki famille la te famille boobu noonu ñun bëggoon nañu xam quel a été le rapprochement entre toi et Dalifort waa Fukkin Cook waaw te salut de passage Chahim deman benn da boo xamante ni Dalifort mu ngi si ab Jolof rapul deful dara mais pionnier la quoi doon nañu boo xamante ni il a beaucoup fait quoi ok bon nu ma koy rabee comme nu ko gars yi di waxee dañuy naan ay rap comme Fukkin Cook mooy rap comme right naa ko wax parce que ñoom xam nañ tamit même bu gars yi dinaan day rap comme Fukkin Cook mais lyrics yi du lyrics Fukkin Cook mooy lyrics des te saf dëgg bu fi ne bulu en plus mais nag comme ni ñu ko waxee c'est forcé tey ku jàngee awun saane bu génnee awun saane dañu naan awun saane la jàngee ku jàngee fële bu génnee fële la jàngee promotionnaire tel wala promotionnaire fi kon tamit c'est un peu normal ñoom bu ñu gisee ko loolu la parce que bon xeexu biir Dalifort ak Caaroy bu ngay wax noonu c'est pour prôner rap boo xamante ni dëggantaan la quoi rap boo xamante ni ça vient du néant et aboutir si quelque chose quoi kon tey du man rek la ñu naan maa nduroog Fukkin Cook képp ku def loo xamante ni real shit la fu ñu ne la da nga nduroog Fukkin Cook da nga nduroog kër gi crew dem naa ba ne di ne booy alhamdulilah gannaaw mën naa rab kay ba su ma rabee ñu jaawale ma benn Fukkin Cook wala ñu jaawale ma benn kër gi alhamdulilah parce que dëgg la kon jafe naa quoi naa ne mais comme ni ma koy nee dama koy waxaat nag te ragal ma di ko wax saa su ne est-ce que du Fukkin Cook mais rap comme Kadhafi waaw boobu leer na ci nopp ñëpp vraiment alors vous avez cas de vie Kadhafi dans le studio de la 89.3 un artiste hors pair je vais vous faire écouter quelque chose dama leen di jox moom live and direct la koy jox live and direct la koy jox now mi yeah Kadhafi hey what's up mu ngo come on hey yo hey yo hey yo come on Kunine Blow underground green zone where you are come on
yow essaye live ku nekk sa baat sama boss dafa ci xaar bëgg sa xaar yàgg di waar tari na sar fa njëkk sar bëgg xibaar yu xusi kar sa teel xaar suba lu toog mag sama baat dañoo ànd njaab gis lu dëggu sandi kaddu samb kaddu rap ala accu mag sama baat jóg sa teel dabi ji xel taamu rap underground waar daa si fidèle mag sama baat dañoo mandu yow si nettali lu amul waxtaan jeex tànn fësal li nga xamul mag sama voice mooy tuddi jëw uti jikko bu méngoog bile jëmu méngoog bile life u ghetto sekk peto jotali xibaar bépp géro li fee si bëtte diis nag ci bépp doomu géro mag sama baat jóg di jeex justice xeex injustice jëf naka raktis ne fuck iblis mag sama baat benn melo mag sama baat benn jikko mag sama baat dañoo manko mag sama baat ca dëgg-dëgg dañoo bokk bëgg ñaanal ñi tëdd ak ñi dee ci bile dëgg mag sama baat benn melo mag sama baat benn jikko mag sama baat dañoo manko mag sama baat ca dëgg-dëgg dañoo bokk bëgg ñaanal ñi tëdd ak ci dee ci bile dëgg yenn saay mu jóg xaacu saaga nday mer jéggalu bu dee dog ni xeer du woote guerre ndem piis si la lépp xaaj tere samay homi sëgg léegi si kàmbu xaaj ate li gën nër su noppi jare defar seede fi gën gëm ku kenn bëggul defar astafurlah say ma voice after pride dox tànk songi ñaay di rhyme di cry nekk ci try ba regg daanu si yëkkati li ci fuus te lëndëm cruise real niggas yette gis lu di si gis si benn bis mu dëxañ def ko benn soppi en bañ di fen job teewal gal seen hip hop tere suma voice tere suma baat di wax di bañ di jëf di jëf di bañ di sëf lu bët gisul fa doole amul fekk xel matul ci kàddu bu ne xeexal suma Casamance mag sama baat benn melo mag sama baat benn jikko mag sama baat dañoo manko mag sama baat ca dëgg-dëgg dañoo bokk bëgg ñaanal ñu tëdd ak ñu dee ci bile dëgg mag sama baat benn melo mag sama baat benn jikko mag sama baat dañoo manko ca dëgg-dëgg dañoo bokk bëgg ñaanal ñu tëdd ak ñu dee ci bile dëgg Aïe, yeah man, yaa ngi tàcc wa? waaw Comment tu trouves? Comment tu trouves? Nice. Alors, vous êtes bel et bien sur les ondes de la 89.3, en tout cas, en compagnie de Cas de Vie. Vous avez les salutations de Souleymane Diané, et puis Paris la France, ñu ngi koy bëggee bu baax a baax, mu ngi lay bëggee ODB. All, mu ngi leen di shout out. Nous avons Kaken Sonko, nous avons El Badiane de Bidiona, vraiment, ils sont super chouettes. C'est connecté via toi-même, tu sais, notre lien sur Facebook, groupe Média du Sud officiel. Ñu ngi lay bëggee bu baax a baax, neen ma and my boy tout court. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, Cas de Vie. Bari yu mu wax. Après une début. Regardez loolu. am jabar sax taxul say loxo pa dellu soo si sound bi tënk foo xamante
baat man tey pas sama jëm te dooma baat mooy apparence physique baat bi fan laa jógee affaire yooyu noonu yëpp mu ngi si bi Baay Faal bi mu ngi lay woo ñeseen bi mu ngi bedd bi mu ngi lay woo sa école mu ngi lay waa kër ñu ngi benn nit ki léegi nag si loolu noonu benn affaire asiran si nekk naa si am si sant tamit baat bi dem na boo jox ma tamit loo xamante ni lu laa yàgg fooy si nekk alors cas de vie je crois que moom ay alter gérer loolu mon rapport ci loolu bon tëndug karamba ngay def lépp en plus comme waxee ci que dem nga assurer dëgg la tar na comme ni nga koy waxee des fois dañ may si beneen côté bi daa tëndug maa ngi tëndug te tamit maa ngi def rab boo xamante ni dëglu la ngeen ki rab dafa set dafa leer nañ voilà moo tax it dama ne daal nit ki sori liggéey tey sa job teewal loo xam man tey jóge naa sa tënd Dakar pour concert te si benn fan laa ko def waxee fo nga nangoo ñaari am dafa am benn affaire boo xamante ni tey moo sonal si yu bëri mooy lan rab laay def analyser aussi maanaam carrément si lu rab joxul su moroomi artiste ci modèle yi sama genre yi peut-être mun traîner si am gem bi dëgg gaa yi si nekk rab moo leen rab mën na la may liggéey loo xamante ni daa koy bëgg partie de moom koy def loo day def yow par exemple tey artiste nga naan waaw tabax nañu ay rab moo leen may ñu am image peut-être jaarale fa am rab lañ jaar doon acteur télé prévoir si rab lañ jaar mujje kon maa ngi ñaax bépp booy boo xamante ni yàlla war a rab joxul dundal ko lan toobal de telle sorte képp koo xamante ne xam na luy musique bu toogee sa kanam man duma daw dara mo parce que lan la koo xamante ni tey man fekk naa fay boo xam ne dañ leen dara fa attaqué jabar a amee si ay gis waaw nekk fa samp samay projet bopp waaye côté boobu noonu almaami la ama kon bu booy fàttee jël si rab bi ak ñoo boo xamante ni moo def doon fàttee te akaaroo
boo ko waaralee tamit a passion la ko gaay dund ma bëgg la dama koy li ma war a jox ma lekk man xam dafay nag ba rab bi tamit fekk ma si leneen dina xam que tamit ma waxee sànq rab bi moom joxe job bi merci beaucoup voilà te yàlla na ko jëm kanam xam nga quoi laa bëggoon lancer sur te tey loolu moo tax tamit tey boo xoolee bu baax rab bi dem na ba la moo taxawloo rab bi mooy rab loolu doon booy boo si woo pour benn concert benn sound cachet boobu noonu tax na peut-être kooku noonu chance waa tàggal loolu wala ñoo ngi lay yow waar nga lan rab tekki waaw bés mu tekki si ndax yàlla moom jaami ko yow leer na la que ni nan nga toog I understand léegi na rab bi li ko taxawloo mooy tey ay rab bi wal bés mooy lan benn sang rakin alors que buñ la bàyyi ak micro kese man dogal man ñeme naa nga bàyyi ma fii koy naan bañu ma ko nag te artiste MC yoo xamante ni ñu secteur bi MC yu nekk another side te ñu xam cas de vie xam nañ lu waaw noonu la fa demee kon koy job bi nag mooy comme ni waxee bés parce que boo xoolee tey bu baax bu ñu delloo at si ginnaaw ñeme naa waat que ni boo tegee Rapadio déglu tey boo yoo xamante ni ñu si game bi dëgg te di que est-ce que du ñu ñëw nekk 2020 par rapport information yi que boo yoo xamante ni tey ñu ngi si rien walla ils écrivent waaw fat faj na ko sax ba studio la ñuy taxaw répété sound balaa ñu koy liggéey tey ñoom koy dinaan dañuy rap ay méthode nag ay teng ak gaay noonu boo leen woon price waxtu boo leen mun dañuy job te bàyyi nañ fi comme ni ma la ko waxee bàyyi nañ fi seen telle sorte même après leur test des baax a baax tax nag war nañ job artiste Casamance rap mala problème moom tey boo amul quarantité Casamance tey boo ay problème mu dëkk yoo xamante ni amul lampe amul courant am problème santé dañuy benn hôpital boo xamante ni demee weekend si am asma sa day yegg si hôpital bi daay wax bu ñu am boo xamante ni man xool booy bàyyi chance tey Brooklyn mel na bu États-Unis fu ñu jaar boo am seen tur tey ñun ñuy takk seen soi-disant Brooklyn na nekk suñu stade parce que waraloon loolu al moo doon tàkk qualité am nu mu la ko waxee man gë tey may voyage si région bi comme si jóge Dakar Ziguinchor alors may def benn 60 kilomètres pour kon yooyu noonu war a xeex lu bëri ni Casamance yàgg na am ay xeexal comme de l'ombre at jàmmam te dëgg la xaar ñu si kenn fait partie du GMS RPC jàmm am calme am grâce à ñu donc ñu def mooy di référé wu si plateforme tamit gën tos ñu def mooy lan woote jàmm bi na c'est pas ma taxaw di saaga Macky Sall man ma télé par ar mëng
kenn Casamance pour xaar nguur xaar système ñafe Casamance rek baax ñu ay sama àll ñoo di la sama def tamit ama lay balal sa gàll day fekk gaa xam que kon de revenus développement individuellement day dooree waa muy door effectif 88 628 70 80 88 628 70 80 vous voulez participer dans l'émission avec Cas de Vie. Alors c'est parti, on a ouvert le téléphone au 88 628 70 80 88 628 70 80. Alors mention spéciale à ceux de Bignona qui sont super chouettes, c'est connecté. Manchar waa Arrêt Saint-Esprit waaw ñoom grand Ngaka ñoom grand Ngaka ñoom Alessar Mamboy Ñaadi Mamboy Ñaadi xam nga siyaar gaa yëpp baay yéman Cas de Vie al ñu defaat nii rek ñu xool nu muy demee aca come on wa say kala naxa rap MC duma daab xuut jox ko ruux yow kala naxa rap takk tim njaab daab yoonu xippi xaap rap ënd sab ground yee gan bu peuple jaab c'est Cas de Vie kalibi mbedd mi boy Bruce ku ne ne blue facili may proof mbedd yet mbur su bankoon am real rap ci mic face ne ma génie de la forêt futika foofu toonge ñaa rap hardcore fekk on si F na yet yow nañ ko d'accord please stand up dangay nelaw wake up play back ma fuck a real life moo ko dëpp binge kona wood up rap ngeen bu képp na ma microphone te ma wax ak yéen maa ngi si GMS nekk di def rap bu BES te nekk xam nga nu mu demee damay DES te nekk microphone a check ma wane li may def man la Cas de Vie wal ma bokk sa chef maa ngi tibbee sama bind si àll bi ma wër Casa dëkkee crise man ci guerre bu jëmul kër noppi ñaata kër la brisé teg si tas ay kër sa dëgg dafa doy dëgg nañ ko seetaan 1-9-8 ba léegi ñoo ngi seetaan yow ak janno fetal mbaadu gën li seytaan kañ lay jeex ñu fi dëkk mën na feex kañ dañuy tëdd xel bi dal ba ndey ji seex deret moo ngi tuuru si ay poos yu fees ba tuuru anto hip hop rap revolution Karamba Green Zone toujours dans les sons bu ni ne plus kobu kay futika foofu toog ñaa ba ma rap rose never ma baaraam ku ma jëm stop damay kepp di baaraam teggi li xaaram teg ji xam-xam yaa ngas ki bi ràññali jaar xam ba ma rap cause never ma baaraam ku ma jëm stop damay kepp di baaraam teggi li xaaram teg ji xam-xam yaa ngas ki bi ràññali jaar xam daf ma daab ma jokko en ci xam-xam bu positif tekku liif marxiif du metti ba ma siif troqué samay jeego ngir jàmm sax sa Casamance rap ay wax lépp a cause ba si conséquence tas xibaar bu dul jàll muk seen info kaas xibaar bu ñu jàllale si n'importe Casa dañ ko fàtte kàddu moo koy fàttali baat ñu amul baat seeni nakar maa koy jottali cey lii mbokk bul xool si lu may smoke sama xalima laa jàpp bokk si deret bu fi tokk du teg seetu Green Zone ak mic bi may bokk donc mbokk bul ma ne stop ba ma rap ngir demba xeex bés tey rap sori sama suba te du gis laa si bëgg respect freedom si mbedd bi may jox gënal ma don't start gënal lu ma ba ma rap cause never ma baaraam ku ma jéem a stop damay képp di baaraam teggi li xaaram teg ji xam-xam yaa nga képp ràññe li jar xam ba ma rap cause never ma baaraam ku ma jéem a stop damay képp di baaraam teggi li xaaram teg ji xam-xam yaa nga képp ràññe li jar xam big shout out to my country maa ngi bëggee tanduk rap bu may def dafa di book Gaddafi dama xasaw xeñ ni xundu like a book rap bu may def dafa wow comme ni ëkk xam nga nu mu demee ni Gaddafi la jox ma microphone ma rap fii ba demee ni maa ngi ni di rap bëggee suma nigga rukto hip hop la may def maa nigga anto damay ganto jàpp ko xëy ak gonto duma si fonto real shit underground. My nigga. Yeah, that's the real shit. Alors, vous nous écoutez sur les zones de la 89.3.
On a cas de vie dans le studio, cas de vie from Tandouk. Nous saluons toute la population de Tandouk en tout cas. Bluff Bagaya. Yaman, Balingor, Tandiman, Kanyobo, Jimon. Elana, wow, Butegol, whatever. Alors, ça fait plaisir en tout cas de t'entendre faire du rap qui pervertit pas, je vais dire, mais ça te fait quoi quand tu es le but d'inspiration dans la chose quoi. Ok. am na tamit problème bi tey problème Casamance donc jàng tamit école ba waxee bon après loolu ma gis que ni en fait rap bi background bi ñëpp andiwul man à un moment donné nekkoon naa parce que comme ni ñu wax rek balaa ngay nekk ci arène nationale nekk ci ay xam maanaam wane sa bopp quoi. Yes. te boo weesu loolu grâce à jàng bu mu la wax tamit ma une chose te marqué wu ak sisi tamit sama tous weesuwut ma wax ci loo xamante ne tey man balaa mooy jub secteur boobu natif Casamance fekkeew ñu bu ñuy tàng parce que gaa fekkee na affaire ndax ci détente mu naa la ko comme jàngalee cri détente ñu ngi détente almoon na gaa ñu ngi xool la ñuy def solutionné affaire yi mais tee gën xaar jàmm léegi am xaar ba léegi dépendance saa boobu noonu man nag sama source d'inspiration ma jël ci àll bi comme ba waxee ni c'est tey su may wax tamit mu doon tamit lu may wax tamit lu am la parce que dama réew loo xamante ne ndax si biir saan may naan sama bit àll bi Gaza dëkkee noppi ñaata kër la teg si tas ay dëgg dafa 1982 ba léegi seetaan di yeew ak janoo fetal mbaa du gën a parce que tey man am benn affaire boo chaque fois su ma koy keneen ko mu bopp wala boo xamante ne li may wax mën na te dëggul booy xool bu baax tey Casamance bi Allah Casamance bagage soldat tardé image boobu noonu secteur yi toog jikki dëkk bi boo amee sa gan sax day tiit beaucoup de kii à chaque fois action yi noonu boo amee dañuy tiit parce que normalement dañoo ne dëkk boo dem nga gis gaay di patrouille def loolu sax amu amul kon man loolu noonu laay gis di laajte kon ñoom ban jàmm lañ may wax parce que day judd bu Casamance si tàng ba léegi loolu laay continuer di dal ay camp militaire renforcement ay 88 628 70 80 ñu jël allo salaamaaleykum. allo grand na nga def waaw sant rek. grand ak foo nuy woowee waaw man maa Idrissa Diémé ma seen woy def Ziguinchor. Idrissa Diémé ma men Puyol di boy ma negga grand bi maa ngi lay jaar di bëgg delloo siyaar bu bëree bëri ay maa ngi bëgg ci émission bi quoi. waa mais al baraka baay ku nit
Sembe ati. Yeah. Ay. maa ngi ziar vraiment je suis très content vraiment. Waaw dara fi la. oui maa ngi en Ok. direct nii sax maa ngi leen di déglu mais vraiment plaisir quoi. Dara yow. yeah. Benny the boy. Right. yeah. Mhm. ok on est ensemble waay. Allez, dara bien de bëgg choses à waay. vous. yeah mais big up vraiment. Big respect à toi Ay. aussi. jaajëf waay. Merci mon frère. merci on est ensemble. Issa Diémé t'a appelé de côté de Ziguinchor en tout cas am na wax li ngay wax sànq y a un journaliste Aliou Sambou Bodian que grand quand il va vers Dakar le Kër Ayib Papillon kenn yaa si war a wone lu muy pourquoi la raison c'est normal quand tu rentres dans la Casamance pour romb dañ waaw muy laaj arrêt de waaw parce que yow boobu noonu taxoon na jamono ji tane tuut yoon bi léegi defe nañu ko quoi parce que tamit voilà ça gaz était fatigué doon jóge Dakar ba doon bi ñu la ay waaw dañ tànk ay pas yoo xam ne dañu ayoo ndax li nga introduit dëggal li ngay wax quoi ko demee nag sunu loo xamante ne comme ni nga ko waxee tey nag alhamdulilah comme ni mu la des hommes Casamance lépp ne tekk nag nekkul jàmm am na waaye sa kalma boobu daal na kalma boobu moom la ko waxee loolu moo fi nekk te tey boo xool bu baax dem nañ ba forcer suñu jeunesse bi yëpp basé wu travail boo xamante pas ça merci maanaam xama dafa doon ba dem influence quoi de telle sorte sa waajur mu ngi toog yow yaa ngi fii biir Casamance gis na baa bu nekk day toog ne la carrément pourquoi pas doon militaire yow tamit da ngay Allah bëgg ko voilà parce que yow tamit bu ngay doon bool Sénégal 88 128 70 80 salaamaaleykum tur bi as Traoré de Bignona tululu as Traoré ñu ngi lay what's up góor as yoolo laal jaajëf Traoré appelé Fajululu Bakafunti kana daaw temps dofu mbedd di benn ñu koy bëggee bu baax a baax ñoom gàcc fa 88 128 88 128 va continuer de
I was acteur de bàyyee ñun keneen ñëw fàttalikul man aw noonu wàll nag lépp wax bi dina tey boo xel ka laajte ma tamit comme liberté ñuy job d'expression, ne liberté de partir là où tu veux, liberté de voyager, même à la nuit ça. voilà 88, 128, 70. Dafa gi ñu lay siyaar. Soxna la Tamba yi. Yaare. Ay delloo. lépp loo gis bu ànd tamit ak juba tamit xam nga ñoom neen ñoom la toog ñu waxtaan daañ xool daan ko toogu ñu waxtaan de lépp artiste
téye ko. ok rafet na da ngeen nit ma ñëpp. kontaan nañ trop Merci beaucoup Malanka Mbaye. Ay ci siyaare na waa Bignona bu baax a baax l'homme s'appelle Malanka Mbaye excellent 89.3 ñu sa lonko Master Noa Doucouré ante ko mon DG Khalilou Deme koy bëggee bu baax a baax moom day tabbe nag DG aw alors 88 128 70 80 88 128 70 80 nous avons cas de vie bu ñu waxee cas de vie bu la neexee ne ko Kadhafi cas de vie bu la neexee ne ko Kadhafi c'est ça Lex Ndiaye Lex Sen maa ngi lay bëggee bu baax a baax Lex Sen manga maa ngi lay shout out bu baax a baax nee na ma cool ça fait plaisir 88 128 70 80 88 128 waxal waay. wa aw sutu waxal waay. mais tata Mati. famille bi. général naka. bonsoir ñu ngi lay siyaar. bonsoir à toi yaa ngi. aslu bon. ouais bonsoir. baax a baax. dégg naa sànq waxtaan bi vraiment c'est cool. wax noonu. daa nga am laax jaay laaxal dugub ba pare. su mbokk yi nga xam ne. naan balaa ngaa laaj lan la laajal la nga defal dëkk bi voilà mais xam nga nekk kaw xel ma ànd bi du dem dëgg dinaa dëgg de affaire yi foog mu ànd ak volonté ànd ak volonté waaw xam ne à la pat ba baax ànd bi de d'abord ji ànd ñëw xam ne affaire teeloo bu am dañ def fay waar jox ñu nañ def loolu bëggee ci yow kay de kontaan ci yow ay ca amal jàmm vraiment merci salut-moi toute la famille ay jërëjëf alors elle passe par le nom de Tata Mati animatrice à la 89.3 GMFM daal ak ñu ngi koy baax sa ko wax am na solo nga la ay tëng ci kaw waaye xel maa ngi waaye mais picc bi bu nangul wàcc for li nekk baax de ay jëgi xam ci kaw 88 628 70 80 88 628 70 80 salaamaaleykum allo ay ca problème de connexion la mën na dellu si à tout moment 88 628 70 88 cas de vie ci rap bi est-ce que tu as une fois sorti taxaw bu dëgg maa ngi si allez bien. Oui, je vais bien là. Alors, on vous... Salut Jigel. Salut Jigel, Aïe. Salut. Comment vous allez là-bas? Ouais, mais alhamdoulilah, salut. C'est la Daraji pour Rupuk. Oui, cher naa la waa Daraji ah. Waa Arabie Saoudite. bu baax. Mais l'émission, ça c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. daa ñëpp ñu ngi soldat ñëpp ñu ngi leen di bëgg parce que la paix moom mooy lépp la paix mooy lépp la paix mooy lépp moom la ñuy ñaan comme ça bu ñu ñun ñëpp moo ñu intéressé ñun ñëpp ah wallahi parce que yaakaar naa ne jàmm bu amee ñun ñëpp si la ñu xaj dañuy ñaan yàlla mu yokkal ñu jàmm ji gën ñu ko yokkal amiin waay a patron mais Kadhafi ñu ngi lay bëggee Kadhafi ñu ngi lay bëggee waaw delloo bëggee baay delloo bëggee ay yéen a tax ma doon baay waa bi am na solo lool ñun ñëpp kontaan nañ ci franchement parler dëgg la rek xam nga rek dëgg noonu la fa demee nag waaw waay a patron nga bëgg ah waaw noonu lay demee mais xam nga yu mel nii waruñ ñàkk dafa war a di am chaque jour parce que nit ñi di seen bopp parce que yaakaar naa ne réeroo amul ñàkk déglu wax mën ko dégg am waaw parce que yaakaar naa ne ñun ñëpp ñu dégloo wax ñun ñëpp dinañ dégg sa dinañ ci jariñoo ñun ñëpp c'est muy dëgg
franchement parler lii bu ñu ko mënoon def chaque fin du mois ñu di ko def bon day gën a doon loo xamante ne daal dañuy indi Kadhafi quoi parce que émission bi ñëpp gis nañ ci seen bopp ah ñëpp gis nañ ci seen bopp waaw ba jox la Pathé mu dugg moom it sama copain ziar naa delloo ziar maa ngi leen di ziar yéen delloo ziar mi neex na instant bi ay ñoo ngi ci kenn nii daara ji gaay yëpp waaw ñoo ngi leen di ñaanal xam nga rek rabbi yàlla def amiin waay rabbi daal luñ ci yóotu mooy nag Casamance am jàmm am na Casamance am jàmm avec grand paix ba avec un ñoon xam nga rek jàmm di am jàmm ji yo Sadibou gars yi ñoo ngi lay déglu ñooy xaar sa kàddu waaw bul wari yow day ñëw nekkal ci jàmm lu ma gars yëpp ñu ngi lay bëggee gars yëpp a ngi bëggee ok waa Mbacké yëpp bëggee ñu àggale émission bi waaw ci kawam rek waaw ñoo def yow ay ñu ngi leen di bëggee sama gars yi nuy woote diwaanu gars Cap Skirring ay ñu ngi leen di waa Cap Skirring ñu ngi kontaan ci yéen vraiment ça fait plaisir jàpp leen ko fii 89.3 mooy bu baax bi jàpp ay gént la gént moom yaa ma gën a xam vraiment c'est GMS Sembas c'est le slogan de GMS Sembas alors Kadhaf yaa ngi woon ci ak quoi patience waaw patience faral patience ak li nga yor ci ren taaroonu pare fa daal 88 628 allo waaw salaamaaleykum aleykum salaam ça va bien grand ah ça va bien mbaa yaa ngi am jàmm ah ñu ngi am jàmm ba tur de Seck yaa ma tooñ Seck waaw yaa ma tooñ yow mais waaw nee naa Tek xaaral Tek waxal lu la neex ah seen émission bi neex na merci beaucoup seen gars yi xaw ma ko mais lu muy def nice na ah ñu ngi koy jaajëfal bu baax kii kaada bi merci ah jaajëf ma gars yëpp ñu ngi lay bëgg ok merci beaucoup frère ok salaamaaleykum allo kooku dem na matal ci xam nga auditeurs yi tamit ci lañu bokk tamit auditeurs yi ci émission bi lañu bokk vraiment parce que li ngay wax laal na ñëpp fi mu toll nii maanaam góomu gaay ji boppam nga xoos 88 628 70 80 88 628 70 80 allo salaamaaleykum waaleykum salaam ati yom mburu gane ka sumay pare kare sak di beru wonkule nya Asan Tamba depuis Kendu zone nega nigga Kadhafi ay ko ba de jamin yaman sama boy la ba sama gale gan moom sama babysitter tom nigga zoo maa ngi ziare ñëpp waaw maa ngi ziare saaf ke de lu bay di saafa meraw yaman saafu mama waay oncle ji saafu ya meraw waaw di ziare sama jabar tamit maleken waaw maa ngi ziare nag Michel nag dara Michel Mike ay Michael Pablo Escobar ay mu ngi si géej bi heure bi di ko runge gaay loolu ko demee nag ay ku waaw ga zende nam naa ko zende Antonio Nega ñoom ay char gale bi xam naa ñoom Antonio loolu ko demee nag waaw may char waaw kay rafet na jaajëf te Assane waaw maa ngi jaar ak bi nag Pabi apera waaw safa mo waaw apera ono apio facule loli yo la jam yo pe yo mi nekato Atika ay vraiment ça fait plaisir en tout cas saluons toute la population de Tandouk ni saf kati Sindom kati Balingor vraiment comme des saful gore ne watay de watay ka goro waaw waanu ma nga sakka watay be ri salaamaaleykum allo waaleykum salaam
di leen siyaar lu wér a wér. waaye dina delloo siyaar bu baax. baax a baax kay. jaajëfat. confiance la depuis bi ñu naan ne actuellement jeune sora. am di Modou Moustapha. siyaar ani ne bulu. te gis ne li nga wax lu wér la. xaalisu Ndakaaru la yam quoi. dëgg wér nekkul fële. waaw bu bañ nag ñu wax lu mu deful lu mu doonul quoi. te muy dëgg defal yoo xamante ne mooy loolu mu ngi fee investir dara parce que ci situation yi bu ñu nekkee ko dafay fayeeku comme ni nga ko waxee 75 000 xoolal ci ay boot sax ngay mujjee dëkkee. loolu la demee parce que 75 ticket nga xam nga expérience boobu noonu dañ ko dund quoi. dafa leer. dañ ko dund xam nga rek boo gisee ñu si sañ a wax dama ko dund xam ne seen nekk. jaajëf waay am di confiance. Amine Sembe. Sembe. commande pala lan etoje les commandes bi. waaw ber blanc etoje wi lay commandé. ay green zone. voilà noonu la demee. merci beaucoup l'homme s'appelle Amdi Moustapha ñu ngi koy bëggee bu baax a baax Amdi Moustapha kontaan ci yow Kadafi nag yow Kadafi nu alma ci vraiment ñomari safa am pom depuis nduka eraw amero afi nanu jawlo mbo sunkenum beñe rano de tindambo de kenum nanu jawm conseiller beñe ulan law mais penkan waaw panu leñu mama wol koku nya to sinde vraiment Kadafi une personne qui vraiment pour la paix en tout cas loolu ñu daf nu doy salaamaaleykum kooku yaa salaam la sasin rek la ma tegal ak yoo xamante ne underground waaw kontaan ci yow barki seen Touba wala sasi bëggee waay nit yaa ma faal mu déglu baay nit yaa ma faal mu déglu baay yàlla baax na. waay damay jàll wala damay jàll yow. day jàll di tëndug baay. waa mais salaam tey boo amoon loo wax ci Kadaf. merci beaucoup. jërëjëf. merci. loolu dafa rafet. ñu lay bëgg. waay sasi merci beaucoup. ay te ñu ngi koy jaajëfee bu baax a baax salaam sunu mbokku taalibe wo nekk te diwaanu Bignona di bëggee waa Bignona vraiment ils sont à l'écoute 88 128 70 80 balaa ñuy ñëwaat ci projet yi nga yooyu laa la doon laaj ndax gaay gën nam waaw doxaat benn affaire gaay il faut ñu lekkante quoi ay come on lu ma ci ne rap 90 Duma side, Oma side, Santa side, Nyato side, Bluff represent, Karamba, Panukotani, Kankaba, Kono Bujalo, Kanjalo. Yo, dëgg mu fëgg dënn, come on, yo, come on, ku ñu ne Bluff Sembe, come on. Anene Bluff Sembe, anene Bluff Burok, anene Bluff Buyok, anene Bluff Muten, Wama, Jakom Jikoli Wano San, Fubaj Fof Kangene Met, Jakom Wano, anene Bluff Sembe, anene Bluff Burok, anene Bluff Buyok, anene Bluff Muten, Wama, Jakom Jikoli Wano San,
jakom ji woo noor eyow wéy woo maa ngi nii Kadhafi la gaan keppati na microphone bi ana auditeur yi maa ngi bëggee gaan képp ko wootee ci JMS FM xam nga nu mu demee damay rap independent fem maa nigga dëpp naa seeni fen Kadhafi la duma MC wu Galsen MC all around the world la xam nga nu mu demee alhamdulillah damay rap maa nigga maa ngi ni di def real shit underground teewal Casamance bind ngir moom duma si taay mukk tànko jàmm amul sama side xam nga nu mu demee fa ma rap lépp taay Kadhafi la maa nigga after prime walk xam nga nu mu demee la perfection n'est approchable que par la répétition MC amal sa vision samp sa nation xeexal sa vision rakk dina musa ne bul musa taay mukk si li ngay def gëmal sa bopp like Kadhafi dama bàyyi lépp dara jéggi bag bi dugg Casamance samp suma dëkk tëndu xeexal suma bopp xam nga nu mu demee hip hop for real man nigga duma jiggi ne wol ma fukki MC doyuñu ma wol ma benn MC bu ma naree doy gëm naa ni Kadhafi si boppam la nara doon naat hip hop man nigga maa ko doon daa wow damay rap nigga yaa ngi hu xam nga nu mu demee damay rap like a wu bu ma rabe gaan ñu jaawale ma ak seeni crew kii Kadhafi la represent Karamba xam nga nu mu demee nigga bu Karamba hip hop lay indi def du compact xam nga nu mu demee ne bége suma boy li la zënt bége Zou bége Michel bége Bad Boy bége Daouda bége képp bépp nekk maa ngi bépp nekk bége moom bége jawrin Ibru Gueye niggas from Karamba u Karang Panjak Karamba yaa ngi dégg loolu métaphore boobu neex na de u Karang baak jàngal lu gudd 88 628 70 80 salaamaaleykum waa mais ñu ngi lay delloo kebe bi what up my man Kadhafi what up yeah what's up nigga waaw mais gaay na de baay waaye noonu la demee baay gaay na kay gaay Aaron the realest la Aaron the realest sama nigga xoolal maa ngi doon jéem a kii ci zabe ni ba daj la gaar man ak ji waaw noonu la demee nag gaan te man maa ngi biir Ziguinchor xam nga rek waaw xam nga ngi ngi nice baay waaw alhamdulilah bëggee waat waay ay the green zone for life green zone for life baay ay waaw xoolal élément yi ma toogal dañ la fois si saa si quoi waaw beneen saa baay xoolal ñu tegal leen yeah for real mais amal bis Araw yow war nga fi jaar Araw da nga war a jaar Aaron the realest baay the deadly combination Araw in the house merci beaucoup frère man alors ça fait plaisir on s'appelle Araw the realest real nigga from Green Zone en tout cas assiste en tout cas c'est co-animatrice alma mo ngi def tek ci ruko avec quelque chose à dire à gaañu déglu gaañul bu baax déglu parceriser day def Allah wala lu am leen di conseil mooy ñu bañ a ut parce que tey sound yu fi nekk yëpp koy référé Allah bi sax tey bàyyi si boppam bu ñu déglu Omar Pène ñu Omar Pène moom koy wëy nii wala parce que maanaam toog
certes mbalax la quoi loo xamante ni écoute la mbalax que tu ne sais pas mais loo xamante ni tollu yow taxawal seen rap gën nga waxee mën na da ngay am buzz fet day dem ba du doonati laaj doonee teg marque tànk mais nga bàyyi fi loo xamante ni day doon loo xamante ni même après toi da bir mu wax na nag pas une seule boo xamante ni boo xamante ni léegi ne ni bëggee si saal da ngay gis gars yi dañuy yëg saanu def comme tey Bob Marley mu ngi tey Tupac mu ngi fay tey maa ngi nii teñ ay conseil nañu rab loo xamante ne sorte peut-être yow moo tamit fonde si loolu xoolee si waa génnee loo xamante ni daal doon wax sànq sorte ñëpp ñu ngi leer leen bi kenn new li rab bi ci mbedd bi mais delloo rab bi gëddëm loo koy rappeur la révolution boo xamante ni xel daal li mu siy wax na do Vous nous saison de la 89. Il est 31 minutes dans le studio de la 89 en compagnie. Nous avons King Boss Paye qui est de l'autre côté. Big Bull, nous l'avons dit, Manek, Solo Bad for You. Sénat. Nous l'avons dit, projet. Un mot. toog fii def naa 15 ans après su ma la nee def naa 15 ans si game bi di nga man franchement dama comme ni mu la ko waxee dama si am ay séeréer ndeysaan bu ñu mun wote sa dana boo am nam ko yàq waaye ayam di damay toog ak garant yi sax ñoom ragal que ni nànk boobu àgg si rab ragaluma tamit yàgg naa yàgg bi mooy kan alande bi 31 xool de la si suuf grandement dellu soo si laaj bi nga laaj yow soo ko waxee sama heure bii nii ñu ne Bluff bon yemul si famille entreprise man kese am na comme ni ngeen ko waxee artiste sans projet du mun a maa ngi ak ay projet certes mënoon naa génne ko waxee da bañuma loolu tey génne sound tey de vivre
maa ngi si propagande naan boo mun ko gars yi defee su ma neexee ma single ko muy ay prôné comme ni nga xamee Jolof artiste balaa ngay am ñu lay supporter ay affaire man nag maa ngi siy liggéey si suuf te comme ni nga ko waxee def naa premier centralisé rap en 2000 def naa le maximum lu délocaliser affaire ma def ko fa deuxième édition defaat ko te maa ngi waajalaat beneen mais nag si biir maa ngi waajal loo xamante ni mais daal ça va venir incha allah fii ak dinaa dajale crème rap Jolof defaat ko de loo xamante waa ngay julli di ñaan yàlla rek yàlla comme tam nu ma jàmm sax wax rek sama papa si moom laay référé 88 28 70 80 88 à passer ensemble. Alors si vous voulez participer dans l'émission, alors c'est l'heure vraiment. Tapez le 88 28. Ça se passe sur MSFM, groupe Média du Sud, l'officiel yaa ngi en direct. Bëggee ay ca ñu xool mbokk mi ci li mbokk mi salaamaaleykum. Bëggi tey siyaare Fallou Galas waa mais Fallou ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee Fallou Ndiaye yaa jëfate Fallou mais nakamu ñu ngi yaa jëfate waay grand Fallou c'est parti hein? On a un problème de connexion vraiment avec Fallou ñu ngi koy bëggee bu baax a baax quand t'écoutes 88 28 70 80 88 28 70 pas continuer Adabi bàyyi ma jël at 88 128 80 allô. Oui, bonsoir. Allez bien. Rappelez nous. L'appel de Tenouk, c'est mon papa. Ah, papa, on comprend ta fille. C'était juste pour combat que vous menez. De la MS. Ah. Artiste. Par. Très fier. Encourage. À mon nom, on a un frère et sœurs. Merci. Merci beaucoup. Longue vie à vous aussi. Ça fait plaisir. Papa, vraiment, je suis. Arme de. Ah, papa, la petite dame là, elle est en train de rougir. On a dama jàlle mais dara tamit noonu kontaan non hein
Longue vie à papa, santé de fer, prospérité, beaucoup de bonnes choses à toute la famille. Salam alaikum. Waaleykum salaam. Général. Oui, kilifa gi. ñu ngi siyaar waay. barda man nigga. Ku nene bulov sembe. Ay. Abe bro. Waaw. Waa mais nu mu demee. waay sant yàlla kay ñu ngi leen di bëggee ah. Waay ñu ngi leen kontaanee waay anine. way ma men général. Mon frère. Yàlla na nga fi yàgg te wér waay. Amiin ñun ñëpp kay. Yàlla na nga fi yàgg te wér quoi. xoolal gis nga sa waajoo ñu ngeen toogal ah. waaye dafa naxaree xam. Dëgg la. Kadaaf rabul pour xaalis quoi. Non xam naa ko baax kay. Kadaaf xoolal ñu amul baat. Teewal. loolu lay teewal quoi. That's right. te Kadaaf lu muy rab ah. jàngul du ko xam de. dafa mel ni Morto Omar Pène. xale du ko wéy te du ko doxantoo marché. wallaahi. Kadaaf dafa laaj nga jàng quoi nga xam lu muy wax quoi mais boo jàngulee. xool nga koy dégloo quoi doo comprendre li muy wax quoi da nga koy dégloo xool quoi parce que yow buloo nga bëgg quoi. manu lobe de. waaw mais boo manu lobe. oui mais boo jàngee moom di nga xam naka la quoi mais Kadaaf. maam Thier mu ngi lay siyaar ak Marcel bu baax a baax. waaw ay siyaar maam Thier. oui maam di siyaar tamit Marcel Baye lu bëggee. yaa ñu ne xëcc bu dagul rek yegsi. day yegsi inshallah. te bii day yegsi inshallah. ni ne bulum koobu kay. woli koobu kay. ay bëgge waay puissance bëgge ay to di kontaan ci boobu baax a baax sama liggéey de Tandouk en tout cas toute la population de Tandouk. Personne s'est connecté. Ouais, fou ñu ngi koy bëggee. ah. salaamaaleykum. Baye Galas. amee Baye Galas ñu ngi lay bëggee. wallaay Baye Galas lan nga ñu mën a indil tey ci émission bi. jaajëf waay. dëgg la. Fallou yow ñu ngi lay bëggee DJ Fallou. jaajëfatee bëggee. waa FM Awaña Bignona ñu ngi leen bëggee ñoom ñëpp kay. jërëjëf merci beaucoup. Alors c'est un frère c'est un confrère de l'autre côté de Bignona waa FM là où on m'a forgé a refusé la grande école une école de savoir FM Awaña wax di leen saare Ndeye Abi Fall di ay maa ngi DG Kayraba Sonko vraiment ça fait plaisir de Fallou Galas maa ngi lay jàppate woo bàyyi dana baax inshallah alors ñu ngi ndaw ga xam kon naata Casamance jàmm ji après ci at bi ni pour dox gaa yi parler
et mu au comité tànn amul nekk ci xol dañuy ati jàmm am na jàmm laajul gàtt saaga président laajul tamit takk morso na doon loo xamante ni bi nag nekk si ñun nga participer loo xamante ni tànko ñun ñu si biti tamit toog ignoré foo xam côté jàmm ji côté boo xamante ni si nekk na jàmm ji nekk loxo nguur ak Casamance si ñëpp comme nu mu ko waxee am na structure yoo xamante ni xeex loolu ñaan yàlla gën leen jàmm moo tax ñaan jàmm war na te bu mun doon quoi xeex pour jàmm am te comme ko waxee sànq naal bi te boo xamante ni dañ si teew parce que côté boobu voilà y a des mais am na ONG yoo xamante ne dëggantaan moi j'en connais ko waxee sànq am na fa réew ko xamante ni ñu si preuve yu leer tey bal bu taxul tey waxtu bi tey jàmm am barrage yu xam ñoo xam ne ñu koy xeex man ñooñu man du ma deewoo seen tourmé ko waxee ñu ne la vie a ses sombres la vie a ses sombres hautes yow di si wax si turu Casamance homme de l'ombre yooyu kan tey dogal daal nga yor quantité boo xam Casamance la kan daa fa woon laal léegi nag moolo laal cosaan a dank du ala wa fet a woto rek sofa wakila mais aussi dafa am benn affaire bu ndaw boo xamante tey te conseil tey fi nekk nii respecté ñu jàngal histoire bi parce que je crois que histoire boo dégg histoire lu jàll la jàll nag pour histoire bi mën a jàll foofu ñu jàngal ñu certes tey ku nekk parce que ko jàngalul école jaxasoo dana naan affaire tàmbali fi benn paa la ñu rayoon village moo tax kan non gaay MFDC ñoo def li bon jàngal am na ñu parceriser histoire bi nañ leen
jàngal nit problème bi a nit doo bari loo jàngul ko jàngal waa ko bu ñu koy jàngal nag si yàlla baax na trop ko jàngale si côté école forcément population bi ko est-ce que lu waral li am jar na ko Casamance jar na ko waa ka ne soit jàngee xam ndax jàng man mooy jàng ci biir lu jàngalu tamit naa ne lépp waxtaan rek am abouti loo xamante ni ci neutre temps en temps comme par exemple daa ngay dëgg da wax ay Dakar problème yu bëri yoo xam ne ñoo ngi qualité yi problème la feebaree du faj kenn parce que alors que magay ñenn ñi baal nag pas sur le temps nekk si WhatsApp yaa ngi comprendre te dëgg la quoi seen salaire pour mu jar foo ñu bàyyi xel si te mansa moo su tamit naa ni loo xamante ne ko fu muy jàppale ko fu te ñu bëri parce que administre kon comment bu ñu wax sentir ñu koy ci télé nii man de yëguma ko pour le Allahu rabbi dina dajale AI pape nan lay doon Casamance Dakar boo fu am nga emploi am fii offre d'emploi am fii te traîner bi mooy tax léegi standard am couleur comme waa town Casamance am la jeunesse pas sous peut-être Casamance mais dogul man danaa la wax de incha allah rabi fii même ba a liggéey gëm naa loolu quoi te loolu laay ñaan bépp jeune à partir de fi nga ne mën nga fa def doon li ngay doon ba am right now waaw alors c'était Mohamed Cas de Vie sur les ondes de la 89.3 en tout cas ça fait plaisir alors sama jabar nag dogal madame waaw de tax nga reeru ma Jenaba Ñaasi ñoom ba dee yaay tamit xam naa ne ñu amera wol ko ba dee saafi papa ñoom ba dee saaful vraiment ñoomu ñaa fani joo tanduk inshallah fani joo jugul
tegol maay siyaar ñëpp tukur yow sa kaddu bëggal ma waa Cap maay siyaar waa Cap Skirring waaw waa ahlu Arabie Saoudite ak waa Mbacké waa Yukunkum woy maa ngi ñoom xanaa waa Dubaay lañu ñoom waa Dubaay lañu de dafa am Arabie Saoudite am Mbacké am Yukunkum maay siyaar naa ko blende di siyaar Mamboy Beña di siyaar Sasi di siyaar Yaama Fall te ma tegal añ ma añ ba suur dëgg la soxna Yaama maa ngi lay siyaar maa ngi di siyaar ñoom Fallu ñu ngi lay bëggee siyaar tuuti tànk yi di siyaar ol tamit loo xamante am ko xeex pour suba am jooju waaye di si xaar nañ ba am naa ko parce que am na ñu koy xeex inchallah dafay am merci beaucoup c'était votre émission Brûle Bec en compagnie de votre vitamine musicale en compagnie de l'homme qui est généralement le journaliste de la génération géniale et tout se passe sur la radio géniale GMSFM groupe Média du Sud en tout cas merci mon spécial c'était Kadafi alias Kadhafi alors ñuy bëgg baax toute la pop de Tandou c'est bien qui finit bien on se retrouve la mercredi à partir de 20h quant à moi retrouvez-moi demain à partir de 10h midi avec Cœur Général ak Tata Mati merci